ñoom ñoo waral xew mii muy suñu naataangoo yi ñuy waaj a nommé pour jàllale leen ci yeneen phase supérieure wax dëgg yàlla am nañ chance parce que nomination yàgg na fi am waaye je pense que nomination ci anam bii yaakaar naa ni bi mooy une première fois waaye yàlla bu fi gëj macha allah donc loolu tamit ñu bàyyi ci xel bu ko defee dañuy introduire ki nga xam ne moom la ñuy wax monsieur Aliou Dabo mu war a wax ci turu ki nga xam ne mooy le PDG de BGV TAB muy monsieur Tété Amadou Ba muy wax ci kàddoom pour dalal ñi nga xam ne ñoo ñëw teew ci bis bi maanaam mu dalal gan ñi waaye itam ñiy ñaan ñi nga xam ne ñooy responsable seen marketing distribution yi ñoom ñëpp ñu gunge ko ci kaw podium bi ñu taxaw ci ginnaaw moom mu jël micro bi def discours bi pour permettre ñi nga xam ne ñoo fi nekk di ay parents di ay invités religieux di ay autorités locales ñu mën a ràññee xam ni ñii kat ñooy jàmbaar yi nga xam ne ñoo nekk di liggéey ak seeni doom pour di leen forger ay valeurs di leen pousse bu ëllëgee pour kenn ku nekk ci ñoom dem ba war a doon sa propre chef d'entreprise ma bëgg ñu tàccu leen accueillir leen ñu ñëw fii ci biir podium bi l'ensemble des gérants principaux ñu woo leen di ñëw teew fii macha allah ñu ñëw tàccu leen loolu kii di ñëw nii di nuyoo moom la ñuy wax Aliou Dabo nekk gérant FGV waaye BGV la génni ku ci topp ci ginnaaw moom mooy Mouhamadou Diop nekk gérant principal ci Dadi Direct Marketing nekk membre SND ku topp ci moom mooy Ali Diop moom itam ci responsable yi la bokk ku topp ci moom mooy Mori Keba Camara nekk Mbour nekk au niveau de FGV di leen fàttali ne Ale mi ngi au niveau de macha allah kenn taxaw na lee ci angle bële mooy monsieur Fallou Ndour nekk gérant principal moom tamit nekk au niveau de DDM ki topp ci nekk ci digg bi sol lu weex li ak bona bu weex bi mooy ak suñu doyen ñu naan ko Mamadou Massamba Diop nekk gérant principal macha allah marketing nekk responsable au niveau de SND ki nga xam ne moo taxaw ni mooy Ibrahima Diago moom tamit nekk gérant principal DDM waaye nekk membre ci biir seen marketing distribution kii tamit taxaw mooy monsieur Abdou Thiam tey nag moo yor wàllu régie bi pour wax ni liggéey bi moom ci lépp la ñuy tàggat waaye gérant principal la nekk DDM waaye bokk ci réseau seen marketing distribution man mi taxaw aussi yàlla def ma bokk ci gérant principal yi nekk manager DDM waaye nekk tamit responsable ci biir seen marketing distribution waaye yàlla def ñun ñi ñëpp taxaw fii ki nga xam ne tey mooy le PDG de BGV TAB muy Tété Amadou Ba moom mooy jiite kuréel bi moom mooy nekk le président moo tax soxla nan ñi fi teew ñëpp seen ñaan saa yi ñu jullee fasaalal leen ñu ko yàbbante ko ci ay ñaan ngir yàlla jox ko tan parce que nit la ko xam ne foo natt dayom weesu na ko foo natt dayom rek weesu na ko yal na ko yàlla jox tan ba ay xalaatam ak ay vision lépp ñu mën di ko doxal comme ni mu ko bëggee tey li fi am nii ba ñuy tàmbali ba muy fas yéene jeex lépp ci xalaatam la ak gis-gisam ak vision waaye lii ko xool xam ni lu sell la lu rafet la macha allah maa ngi bëgg a xaabaabal kon ma jël kàddu gi jébbal ko monsieur Aliou Dabo mi nga xam ne moom mooy gérant principal FGV fas yéene wax ci kaw ci turu Tété Amadou Ba ñu jébbal la ko. kenn ku si nekk ñoo ngi lay jox sa wàccuwaay
la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw bu ñu ñëwee sant yàlla julli donc si donc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu chefs religieux yi ñoo ngi nuyu les chefs administratifs ñoo ngi nuyu les parents ñoo ngi nuyu invités yi waaye tamit ñoo ngi nuyu suñuy éléments yi ñuy woy distributeurs donc comme nag ñun yàlla dafa def ni baaxee nañu état ñu nekk distributeur am na si nuyoo boo xam ne def nañ ko yàgg nañ ko def si bureau yi toujours rek dañ siy ànd ak enthousiasme waaye nag dañ siy ànd ak maanaam ñu ànd ak si dal du nuyu boog suñu éléments yi du leen wooy distributeurs yi di leen wax ni les amis les amis les amis les amis les amis les amis comment ça va comment ça va nuyu la boo xam ne ñun suñu mbaax dañ koy def dañ lay wax ni comment tu vas et tu réponds on est super fantastique merveilleux et ndomboman et vous êtes toujours les ndomboman du nuyuwaat encore représentant BOA yi ñëw nañ fi et du nuyu donc ñëpp bàyyiwuñ fi si kenn kàddu gi nag buñ ma ko joxee gis na lool du waxee surtout le président de BGV TAD et Tété Amadou Ba mu nekk encore koo xam ne dañ ko jël mu nekk le président de Sen Marketing Distribution ëmb jeunesse yëpp à travers le pays Dakar ñoo ngi fa waa Thiès yi alhamdulilah tey jii yéen la tey si yéen a ñëw te yéen a aye waaye waa campement ñoo ngi fi waa Mbour ñoo ngi fi mais aussi waa Ziguinchor ñoo ngi fi te SMD yéene moo nekk ren Sénégal wëngal këpp ñu dem fa tabax fa suñu wàll si réew mi parce que jël ay jeunes tàggat leen si ay valeurs tàggat leen si ay lan si jikko yi ñu si am xam-xam di si am xaalis di si am avancement fii rek la am si société bi rek la su lu nga xam ne état bi waroon na koo def te Amadou Ba jógee ba Dakar te ñu fal ko fa mu ne fii Thiès fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa donc màggee naa fi def donc la société mu jàppale état bi tey jii gouvernement bi lii tey gouvernement bi la woon mais un fils du pays qui est parti de rien du tout moo ñëw tey installé lii di jox tey ndaw yëpp xëy kon boog alhamdulilah rabbil alamin ci ngàcce ngaaraam ñu wax ni dañoo nekk benn jeunesse consciente jeunesse boo xam ne xam nañ lu ñuy apporter suñu réew bañ see xaar si kenn xam aussi lan moo nekk njëriñu liggéey jaamu yàlla parce que liggéey si jaamu yàlla la liggéey di faj sa aajo sa soxla liggéey boo xam ne dañ si am xam-xam liggéey boo xam ne dañ si am avancement du wax ni si valeurs yi aussi yu ñuy indi si tey jii mu nekk le retour des valeurs mu nekk valeur yoo xam ne moo ngi fi woon réew mi di ko tiitaroo tey jii valeur yaa ngi di dem naax saay ñu xool ne war nañ ko indiwaat si valeur tey jii si valeur yooyu dafa dem ba si lan éducation bi bu njëkk ba ñoo ngi doon di déglu bu njëkk ba Abdou Bass mu nekk égyptien boo xam ne bu toogoon fii du wax fii donc alxuraan ñëpp a doon kii yaram yëpp a doon daw tey jii bu ñu amee médul mu ñëw fii mu taxawaay boobu kon ba dañ naan alhamdulilah rabbil alamin Sénégal doon nekk du nuyu encore imam Sène ak ñu mu daal di àndal imam Sine taxawaayam si biir BGV si biir askan bi si biir réew mi am na solo lool yàgg na nekk le partenaire te il continuera toujours à être le partenaire parce que il est toujours au service de l'islam donc juste ba yow monsieur Sine ñoo lay valeurs yooyu ñu ñëwaat si ñu xam ne surtout formation Cheikh Ahmed Tidiane wax na ko si jikko yi la su waxin bi la si dal yi la si gëm-gëm la ma ne ñun sànq nii rek laa ko doon wax ne dañoo bàyyi suñu waar parce que dañuy gis si ñeneen ñi du coppee si ñoom moo tax lu bëri daf ñoo réer Pàccu Barma Fall daan na wax ne ku am geen yëngal waaye am na koo xam ne am na geen te du ko yëngal ba mu parce
que bis bu ko yëngalee mu tàggoo ak moom mooy kooku am na genn du ko yëngal ba mu parce que bis bu ko yëngalee mu tàggoo ak moom kon boog nañu xam suñu amaat suñuy jikko ñu mun a gëmaat tey suñu bopp wax bi nag du gudd parce que dañ doon jël introduire dara daale tuuti ñu fi nekk ñu fi teew ñu xam ni jeunes yi ñoo ñu tekk tey ak ñun ñu am jom lañ fajal na yi jóg di jaamu yàlla jàngaleen le système jàngaleen un comportement ba nga xam ne lu ñuy ñëwee si askan bi dañ leen koy wax jàngal leen donc su communication boobu ñun ñii ñëpp administrateur yëpp foofu nañ jàng man mi tey jii man maa nekk le premier assistant de Tété Amadou Ba si biir société ndam la si man parce que xam-xamam yéeneen jikkoom la jël et mu daal ñu koy jox ñun ñii tamit ñu jëlaat ko defaat ko si ñii ñu xam ne tey jii bu réew mi tey su doxee ñun ñoo dox kon boobu ñun ñoo ngi béy suñu waar si réew di def si këru diine yi parce que lii rek si liggéey bi la kaamil aussi buñ fi def si diine la te loolu nañ fi am kon boobu ñoo ngi def donc di béy suñu waar ñu ay gën a xamaat ñun ñooy ñan di masawaat encore parents yi yëgaleen ni seen doom ñoo ngi nekk entre de bonnes mains formateurs yi ku si topp di nga dem ba finalement fu ñuy yegg di nga fa yegg te ba raw ñu aussi en même temps du wax ni tey jii ñoo ngi am nomination yi ñoo ngi leen di donc ñaanal mu nekk nomination yoo xam ne musu fee am alxuraan la ba mu jeex tàkk sérénité am na fi mais aussi bugg naa luñ fiy wax ñu jëriñoo ko ba nga xam ne fu ñuy dem doxee ko yóbbaale ko bureau yi tey jii dama ne toujours il y a des ups et des downs c'est-à-dire des hauts et des bas dans toute chose parce que la vie n'a de sens que par rapport à l'alternative c'est-à-dire des hauts et des bas donc su loolu noonu ngay mun a jógee gëmee ni yow mi sa bopp même bu desee benn nit mooy yow dig si mën a am avancement loolu moom la ñu xam loolu moom la ñu jàpp je ne terminerai sans remercier les partenaires et responsables qui ont accompagné BGV DAB mais aussi qui ont accompagné aussi cette marketing distribution pour sa bonne œuvre l'œuvre d'apporter une pierre pour la construction de notre cher pays. On a formé des jeunes conscients, des jeunes qui ont le pouvoir, le monopole et l'avenir de notre pays. Comme le disait l'autre, en ce monde, l'objet le plus important auquel il puisse en faire l'application, c'est l'homme. Car il est lui-même sa fin dernière. L'homme ne transcende le monde, ne s'y engage, ne s'en détache que par l'action de la pensée. C'est en pensant le monde qu'il le domine. C'est en se pensant lui-même qu'il se possède et se conduit. Fin de citation. Donc je vous remercie en croyant que la fête est belle et la fête va encore continuer d'être belle. Parce qu'on est douze, on est des hommes de confiance, on est des hommes de cœur et on est là toujours en avant de ces aînés. Et je vous souhaite bonne. Merci beaucoup. Monsieur Aliou Dabo waaye di ñaan monsieur Mohamed Diop moom mu resté ci podium bi non Mohamed Diop APG voilà donc ñu tàccuwaat lu baax a baax responsable seen marketing yi ñu ñaan yàlla may leen gudd fan ak wér mission bi nga xam ne moom la ñu tee ñu mën ko mottali di rafetlu kàddu yi nga xam ne moom la monsieur Aliou Dabo yëkkati waaye di ci profité di nuyuwaale ñëpp ñu fas yéene nag jël kàddu gi jébbal ko kenn ci ki nga xam ne membre la ci biir seen marketing distribution waaye itam gérant principal la ci biir Dadi direct marketing mi nga xam ne comme suñu secteur d'activité principal mooy le marketing direct te suñu yéene mooy xalaat yeneen xeetu liggéey yi nga xam ne ndaw ñi war nañ ci mën a retrouver wu maanaam yeneen créneau d'emploi ci xalaat boobu moo taxoon ñu créer une association bu ñuy wax APG muy association pour la promotion de l'emploi des jeunes tey bu ñu xoolee t-shirt yi nga xam ne ñi fi nekk ci salle bi sol nañ ko ñi nga gis
logo APS boobu di ci flotté ki nga xam ne nag moom mooy monsieur Tété Amadou Ba bi mu xamee mission wu APS xam lan moo tax a jóg APS mu ne man dinaa ci takk rib maanaam naa ci nekk ba ci biir ba lépp lu APS di def ma dugal ci sama loxo ba tax na moom jàpp na ni APS partenaire la ci bépp niveau donc tey nag kii taxaw nii moom mooy le secrétaire général de APS dina yëkkati ay kàddu ci turu APS boobu pour revenir un peu ci ay mission ak ci lu ko tax a jóg ñu tàcc ko baax a baax a baax a baax jébbal ko kàddu gi monsieur Diop kàddu gaa ngi noonu jërëjëf. voilà merci asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbooloo ko fi teew yëpp di tàmbali su nuyoo bi si vraiment chef religieux yi nga xam ne vraiment noo fi teew di nuyu bu baax aussi notable yi autorités yi nga xam ne aussi ñu ngi fi di nuyu bu baax aussi yi nga xam ne ñoom nooy suñuy très chers parents suñuy très chers invités sans oublier aussi tous les responsables de Sen Marketing Distribution SMD di beral nuyoo aussi ki nga xam ne moo waral bés bi ñu gën ko xam ci Tété Amadou Ba mu nekk formateur nekk éducateur mais tamit nekk conseiller macha allah dañ koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla fëgg boppam ba mu retrouver waat njabootam ndax ñun ci njabootam dañu bokk macha allah lu mu def si ñun mun naa wax ni amul ku ko def si ñun ndax yar nañu wan nañu yoon gëmloo nañu suñu bopp xam nañ ne nit encore une fois boo taxawee dëggu si sa bopp rek di nga mën a réussir ci lépp li nga bëgg kon ma bëgg rek ki nga xam ni vraiment mooy nit kooku nu tàccul ma ko bu baax a baax a baax ci liggéey bu rafet bi nga xam moo ko def si Sénégal di nuyu aussi suñu collaborateurs yi muy suñuy collègues à l'occurrence les gérants secondaires les assistants gérants les leaders ak aussi les top leaders yi nga xam ne aussi ñu ngi fii man nag su ma taxawee fii dama taxaw si ñaari casquette mais casquette bu ma gën a taxawee mooy casquette en tant que secrétaire de APS nga xam ni monsieur Diallo moo ngi koy signalé léegi-léegi ñu gën ko xam ci association pour la promotion de l'emploi des jeunes déjà boo ko déggee rek di nga xam ni déjà turu association bi rek am na lu bari lu muy firnde kon donc mu nekk loo xam ni macha allah mu ngi def liggéey bu am solo ci Sénégal parce que responsable bi fi taxawoon léegi di wax muy monsieur Aliou Dabo lu mu wax ci Sen Marketing Distribution leer na nañ maanaam ci idée wu Sen Marketing Distribution ci la association APS taxawee mooy jóg pour appuyer SMD rawatina aussi état du Sénégal ci wàllu promotion de l'emploi des jeunes xaaruñu ci kenn nag ndax duñu jóg ak les moyens à bord pour pouvoir développer cette activité yàlla def aussi association bi am ay objectifs yu wër am aussi yoon boo xamante ne dafa topp fas yéene aussi vraiment aboutir ci succès nga xam ne ci biir objectif mi bokk na ci encore une fois vraiment muy créer ay cadres yu am solo ay cadres d'échange entre jeunes pour gën a mën a ràññee le jeunes yi encore une fois vraiment importance su encore une fois vraiment entrepreneuriat kon donc loolu bokk na ci rôle principal u APS beneen bi aussi bokk na ci orientation parce que des fois da nga gis benn jeune am formation wala sax du def dara xalaatul lenn mais après dafa jóg aussi pour ramener jeune boobu à la raison orienté ko ci ay créneaux porteurs yoo xam ne mën na ko servir encore une fois vraiment ci dundam kon APS rôle am loolu bokk na ci pour gunge encore une fois vraiment jeunes yi ci loolu bokk na ci aussi gëmloo ndaw yi wàllu entrepreneuriat xam ni nit bu taxaw ci kaw suuf rek entrepreneur la maanaam jëm bu nekk rek entreprise la fexe aussi jeune bu nekk jóg taxaw xam ni bu la yàlla mayee ay cër yu mat sëkk nga wér yàlla may la salaam kon war nga mën a jóg xalaat dara pour defar ko sa dund mu nekk rôle boo xam ne rôle bu am solo la boo xam ne APS da am encore une fois vraiment pour conscientiser jeunes yi ci wàllu entrepreneuriat bokk na ci aussi ni participer aussi ci ay concertation yu am solo ci gox-goxaan yi
rawatina ci dëkk bi ci loo xam ni dina tax aussi vraiment jeunes yëpp aussi vraiment mën a retrouver wu encore une fois vraiment ci wàllu emploi mais aussi bokk na si rôle APEJ muy appuyer di soutenir di accompagner jeunes yi pour mën a accroître seen développement mu bokk tamit mission bu rëy boo xam ni SMD da ko am ndax SMD sa mission principale c'est de lutter deux choses lutter contre la pauvreté économique et lutter aussi contre la pauvreté sociale maanaam fexe nit ki lu ñuy wax retour des valeurs boobu retour na si ñëw ci waat ci moom kon donc loolu tamit bokk na ci li nga xam ne APEJ jóg na pour appuyer soutenir accompagner jeunes yi encore une fois pour ñu am possibilité mën a développer économiquement ci insertion d'un travail bien déterminé ndax ku xool jeunes yi macha allah APEJ mu ngi jóg di gëstu ci ndaw yi di jege ndaw yi encore une fois pour orienter leen encore une fois jàppale leen pour ñu mën a changer seen dund changer aussi seen nekk encore une fois vraiment si seen dund bopp. mu nekk xalaat boo xam ne benn waxkat bu am solo koo xam ne kilifa la souvent mënu ma faral du ma ko xalaatee rek daf may gën a yokk jom mu ne nit mun nga judd ci famille bu ndóol mun nga judd ci famille boo xam ne macha allah yàlla dafa def seen loxo jotu seen ginnaaw mu ne loolu boo si juddoo ci famille mel noonu maanaam loolu nattu bu la yàlla teg la mënoo ci dara nattu la mu ne nag mais boo ci deewee rek loolu yow yaa ko teg sa bopp cela veut dire que war nga mën a jóg ñafe liggéey sa dund encore une fois pour am looy représenter am looy vraiment teewal encore une fois vraiment sa biir dund rawatina aussi nga am loo bàyyi pour ëllëg nit yi di ko mën a jariñoo bu baax a baax a baax pour bokk na ci orientation nga xam ne APEJ da koy def ci ndaw yi bokk na si aussi lutter contre toute forme de pollution ndax boo xoolee boo bëggee defar dëkk dafay jaadu aussi lépp loo xam ne day yàq dëkk bi rek nga taxaw ci kon donc APEJ aussi jóg na pour lépp lu yàq dëkk bi rek moom mu jóg pour taxaw ci pour defaraat encore une fois pour dëkk bi tegu ci yoon te loolu ci ndaw yi rek leen ko yaakaare te ci ndaw yi rek leen ci mën a leen ko mën a jëmbatee pour loolu mën a sotti kon APEJ jóg na aussi pour recadrer waat jeunes yi pour ñu gën a xamaat seen bopp xamaat aussi ñoom ngay ñaan xam aussi ñu ngi représenté ëllëg ci seen dund si biir loolu aussi bokk na ci encore une fois vraiment accompagner aussi képp koo xam ni yàlla def na nga nekk fii ci Sénégal bëgg doxal say mbir bëgg aussi encore une fois fësal say mbir APEJ taxaw na ci encore une fois vraiment pour liggéey ci ba incha allah rabbi am na ay programme yu am solo yoo xam ne APEJ moo ngi koy préparé mu nekk ay formation yu am solo pour bientôt dina am ay ndaw yoo xam ne dina leen insérer ci niveau boobu. mu nekk formation boo xam ne sa ñun encore une fois formation des transformations encore une fois de fruits et légumes bokk na ci partenaires yoo xam ne macha allah ñu ngi liggéey ak ñoom te bëgg nañ incha allah rabbi vraiment ndaw yi nga xam ni mën naa wax ne ñu ngi toog di xoole defuñu dara ñu former leen waat orienté waat leen def si ñoom encore une fois lu am solo mais finition bi nag mën naa wax ne SMD moo koy yeggali ndax mooy permettre aussi loolu mën a dox encore une fois kon donc maa ngi remercier ñëpp aussi mais du ma jeexal sans pour autant ma wax bureau bi nga xam ne moom la APEJ vraiment en tënk encore une fois président bi nekk monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ngeen bu baax moom mooy encore une fois moom moo géré li nga xam ne aussi microcentral bi man je suis le secrétaire général maa ngi tudd Mouhamadou Diop ak aussi sunu trésorier général bu koy xam encore une fois ci monsieur Fallou Ndour mais di woo ñëpp di wax ni nu ñëw rejoindre APEJ di woote nu ñëw rejoindre APEJ ndax gëm naa ni APEJ baax na si dëkk bi te bu ñu toppee ya objectif am yaakaar naa lu bëri dina soppeeku encore une fois vraiment si dund ndaw yi kon maa ngi leen remercier bu baax di leen jaajëfal di leen wax que la fête soit belle et merci encore une fois et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci monsieur Diop DDM kaddu yi rafet na je pense que information bi jàll na te lii lañ ci jublu lu baax moom lu baax rek la tudd te je pense que lépp lu fi wax jubluwaay bi lenn la mooy gën a taaral gën a jàppale ndaw ñi ñu mu am xëy boo xam ne dina ànd ak barke kon loolu ñu bàyyi ci xel di ci sant di ko gërëm bu baax a baax bu ko defee dañuy introduire ki nga xam ne moom itam moom la ñuy wax monsieur Diop waaye nag kii nag monsieur Diop suñu doyen la mu nekk koo xam ne moom mooy le secrétaire général bu Sen Marketing Distribution donc moom mu war a ñëw wax ci turu
seen marketing distribution bi nga xam ne tey jii moo lëkkale ñu fi toog ñi ñëpp parce que tant que ci ay kàddu monsieur Dabo mi ngi wane ne ci jotaay bi gox yu bari ay nit jóge nañ fa ñëw fi am lu ñu représenté cité na Mbour wax na Thiès cité na ba cité Ziguinchor te effectivement am na fay éléments yu jóge ba Ziguinchor pour ñëw teewe li nga xam ne moom mooy cérémonie bi muy suñu très cher top leader Mamadou Ba mu toog nii ak Bakary Sonko nekk DDM 10 bu Ziguinchor donc pour wax ne nag loolu lépp seen marketing comme ni mu ko waxee yéeneen mooy mu gën a yaatu ba dajal Sénégal yépp ba tax na kon ki nga xam ne mooy secrétaire général yi bu ñëwee amaana dina ci ñëw nu mu gën a yaatoo ñu tàcc ko accueillir ko ci kaw podium bi mu yëkkate ay kàddu ñuy woo suñu très cher gérant principal monsieur Massamba Diop tàcc ko bu baax. loxo may leen ko loxo waay. asalaamaaleykum mbooloo mi kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di beral nuyoo autorités religieuses yi nga xam ni wàcc nañ seen yitte yëpp ñëw toog fii bokk ak ñun manifestation bi ñuy nuyu aussi les autorités locales yi nga xam ni tey ñoom la yàlla jagale ñu nekk ci administration bi di diriger n'est-ce pas région bi ñu tuddee la région de Thiès di nuyu aussi parents yi nga xam ni aussi ñoom ñoo bàyyi seeni doom ñu ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi ñuy def di leen masawu coono tey nag damay yëkkati kàddu ci turu SMD. SMD ku ko xamul mooy seen marketing distribution kuréel gi nga xam ne tey moo lëkkale ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci mbirum distribution au niveau national maanaam fii ci Sénégal ñu boole suñuy doole daal di jël kuréel googu teg ko ci suñu président muy Tété Amadou Ba tey nag yàlla dafa def yaramam suutante moo tax teewul ci mbooloo mi. mais tey mën naa ne lu waral bis bii moom la parce que tey dafa tàngat ay ndaw yoo xam ni tey n'est-ce pas seen loxo set nañ mën nañ bokk ak mag ñi mun leen kaay leen ma n'est-ce pas honorer leen seen i kanoon nawle ak seen i biir bokk donc ñooñu tey ñoo waral fête bi SMD nag yàgg na yàggul mën naa ni ñu ngi ko taxawal en 2008 mais tey def na beaucoup de réalisations au niveau national te suñu ambition mooy couvrir n'est-ce pas le pays donner une opportunité aux jeunes ñu am un emploi ku ne xam na ni emploi dëgg la état mënul jox ñëpp emploi mais nag mi ngi ciy bay lu mu man mais dafa fekk ni emploi loo def mu mel na mosoo def dara parce que statistiques yi nee nañ chaque année plus de 200 000 demandeurs d'emploi danañ taxaw ci réew mi di laaj xëy donc nag ñooñu nekk ñoo satisfaire et yàlla def na ñun bañ ca tolloo toog amuñu xëy état bi jàppale wutaluñu xëy dañ ñu duñu toog mukk croiser suñu bras toog di seetaan dañu jóg wutal suñu bopp xëy bu ñu jàppalewul suñu bopp it ñu jàppale suñu réew parce que nit ndaw warul toog ni dama war a toog sama réew defal ma da nga war a xool yow lan nga war a defal sa réew tey macha allah lii ñu def ci ndaw yi mën naa ni tey lu rëy la parce que dinaay dégg souvent baram xam-xam yi naan nit koo jàppale koo mot ko wan ko ba mu mënal boppam ba mën a def ci boppam ñu ngi koy weccoo ku tabax jumaa kon ngeen xam ne tey suñu structure bi tey tabax na jumaa yu bare parce que ndaw yii de ñu ci bare bu weer dee ñu diri saaku ceeb yóbbu seen kër ñu ci bare bu weer dee ñu yëkkati dara dimbali seeni waajur
ñu ci bare tey ki fi jóge léegi di wax muy suñu collègue Aliou Dabo sama tey dégg naa mu koy wax fële ci ñaan nga mu ni man maa nekk premier assistant Tété Amadou Ba te lu wér la lu am la Tété Amadou Ba jàpp ci loxoom jàngal ko wommat ko won ko ba mu tey manal boppam te lii mu ko jàngal tey yóbbu na ci waajuram màkk bu góor lii mu ko jàngal tey yóbbu na ci waajuram bu jigéen màkk tey moom mii dem na ci màkk donc ngeen xam ni n'est-ce pas lii ñuy jàngal ndaw yi entrepreneuriat mais du wëndeelu jaay dafa fekk nag ndaw bu fekkee tàngatoo ko boo xëyee jox entreprise noonu rek mën na ko sooxeel ma jox leen exemple FNPJ bi ngeen fi daan dégg ñaata ndaw la tey jox ay millions di leen dem leen ubbi entreprise ya tëj xaalis ba seey du jeex lu ko waral parce que dañ doon jiital financement sans formation te loolu bu amee du dem loolu moo sooxeel réew mi jël ay milliards di ko xëpp ay ndaw ni leen ubbi leen entreprise yoo xam ni mën naa ni mooy loolu daal donc ñun nag loolu la ñuy éviter ndaw yi moo tax ñu bëgg ko tàngat d'abord ci ay valeur ne lu leer nañu buñ ko tàngatee ci ay valeur boo ko joxee tuuti dana ci kër yi di ko kër yi ba xëy taxawal lu mag donc loolu mooy suñu mission ci réew mi te lii ñuy def tey mën naa ni ñoo ngi ciy jàppale réew mi parce que chaque année ñu am loo xam ne ñu ngi koy yëkkati di ko dolli ci biir réew mi ma jox leen exemple société yi nga xam ne tey ñu ngi ci réew mi di def fabriquer ay produits tey fi tey seen produit yooyu tey bu fekkoon ñun defuñu promotion produit ba nit ñi mënu ko jënd yaakaar naa ni société yooyu danañ sooxe te bu société yi sooxee ci tëj lay jëm ña fa daan xëy suñu maama ya fa daan xëy suñu papa ya fa daan xëy n'est-ce pas suñu rakk ya fa daan xëy di fa journalier ak di fa am seen wërsëg bu yàggee ci mbedd mi la ñuy génn encore di taxawal donc nga xam ne donc ñun ñu ngi contribuer ci développement réew mi suñu maman yi suñu papa yi nga xam ne souvent dañuy dem bitim réew amener un conteneur n'est-ce pas tey conteneur yooyu ñuy indi tey bu fekkoon ñun dugaluñ ci suñu loxo def promotion produit n'est-ce pas mën a jàll n'est-ce pas sur le terrain nit ñi xam ko jënd ko yaakaar naa ne ku ci dem dootoo dellu si dootoo delluwaat te boo delluwaatulee mais pertement la pour douane bi pertement la pour réew mi n'est-ce pas donc nga xam ni donc tey fi tey ñu ngi contribuer ci développement réew mi donc ma gàttal rek du ma def lu dul sant ñëpp gërëm ñëpp n'est-ce pas di ñaanal ki nga xam ne tey moo ñu fi dajale muy suñu collègue Tété Amadou Ba yàlla n'est-ce pas delloo ko ci n'est-ce pas ci tanam ba n'est-ce pas mu mën ñu retrouver incha allah donc monsieur Diallo je vous remercie beaucoup. merci beaucoup monsieur Diop dañ ko tàcc bu baax a baax a baax a baax a baax macha allah kàddu yi rafet na li lépp day wane ni rek kenn ku nekk kuréel ba nga mënti nekk am na loo xam ne yéene la bu ñu am jëme ko ci askan bi bu ñu dégloo monsieur Dabo déglu ki nga xam ne moom mooy monsieur Diop bu doon wax tànk ci wàllu APEJ ak ki nga xam ne mooy monsieur Diop da ngay yëg ni kàddu yëpp benn la objectif yëpp benn la mooy lan fexe ba suñu réew ndaw yi fi nekk ndaw yoo xam ne dinañ amal réew mi njëriñ parce que tey jii ci valeur yu yàqu yi dem na ba nga xam ne ndaw ñi pour sax ñu am liggéey lu ñuy seetaat la lu tax parce que daf ci bëri ñi nga xam ne dañuy xeeb yenn liggéey te loolu ci orgueil la bokk tey ñun ñi fi taxaw ñi ñëpp macha allah démb métti woon na ñuy gàdd suñuy saak di dugg ci kër yi di daje ñi nga xam ne am na compréhension déglu ñu ak dal ñu présenté leen suñu produit ñu jël waaye itam loolu lañ doon encaissé ñi nga xam ne dañuy jàkkaarloog ñoom ñi ñuy soofantal di ñu cànni loolu lépp ñu di ko tudd waaye boo demul fekk nit ki fa mu dëkk mënoo xam ne mu mel kon loolu lépp bu fekkee yaa ngi koy boole di ko dajale loolu day wane ni yow yàlla may na la nga am xol mu yaatu xol moo xam ne mën nga muñ te gis nga ay valeur foofu lay tàmbalee nga nekk nga am d'abord ci ko ju baax ba doo def kenn lu bon façon yi na def kenn lu ñaaw waaye itam képp ku juum
def la lu ñaaw wala def la lu bon nga jéggal ko te yàlla tax looloo jafe suñu réew kon sant yàlla bu baax a baax a baax a baax moo tax ñu gëm ne comme nu ko monsieur Tete di waxee chaque fois mbir mi fii la day yàgg rek waaye bis dina ñëw nu nasaraan si jiitee addina bi dinañ dem ba Afrique jiite noonu addina bi mën na nekk de mën na nekk de waaye pour mu nekk foog ñu bañ leen topp ñoom topp lu fi suñuy maam bàyyi mag ñi baax ñi ci réew mi luñ fi liggéey bàyyi ko fi mu ne fànn loolu bu ñu doyul leneen duñu doy soxlawul ñuy jéggaani ci di wut ci leneen maam borom Tuubaa ngi fi maam Alaaji Maalik ngi fi kenn mënul lim mag ñu baax ñi fi jaar ñëpp kenn ku nekk booy wax ci moom ci lu baax macha allah boo jàngee ci moom nga gis ci moom rek li nga xam ne tabax na àddina kon lu ñuy wuti ji leneen kon loolu lu am solo la pour ñu bàyyi ci xel ci noonu nag la ñuy defee benn tampon pause woo ñi nga xam ni macha allah ñoom itam am nañ wàll bu mag ci bis bi ñu ñëw wax dëgg yàlla yëkkatil ñu am naa nag nouvelle bu neex boo xam ne yàlla bu mu nekk nouvelle lu naxe bàyyi parce que ñu ngi may wax ne suñ très cher président yàlla def na xaw na retrouver tuuti santeem ñu ngi koy gunge pour mu war a mën a ñëw fekkee jotaay bi parce que loolu moo nekkoon suñu yéene kon day wan ne ñaan ko jàpp na waaye